gouvernement bi day saggan nañ de lool saggan nañ lool Le Soleil rek 3088 cas day ak fukki doomu aadama ak benn yoo xam ne ñoo dee ci week-end bi la allahu akbar fanweer ak benn yoo xam ne day ay cas garaaw lañu critique yéene kaa ne dëgg la dama ne la gis nga tabaski bi la variant delta bee ko moom de waaw parce que nag lu jege ñaari junni kon ci ay cas communautaire moo am kon ci week-end bi léegi allahu akbar dama ne la masque yi day gars yi indiwaat nañ ko docteur Koumba Kane ma ngay yëglu di alerté de ak a xam le ne la gën a dar ma ngay dikk nag déet waay Koumba kay box boobu li ne dama ne la kaaw coronavirus bi na mu tasaaroo ni le lay xeeñ musiba mbaaba kumba lu tolloo 3088 cas ñetti junni ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett laa lay wax ni ñoo am fukk ak doomu aadama ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fanweer ak benn yoo xam ne day Sowétas la ñu ne dama ne la samedi kese junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn laa la wax juróoma ca dee dimanche 1722 cas juróom-benn dee cas communautaire yi moom jugee nañu ci 925 teere ci 978 ca dimanche ca Le Quotidien yéene kaa ne wàllaate cas communautaire yooyee lañ war a dakal nag stop waaw yéene kaa gi ne mesures yi nga xam ne moom la ñu jël waaw arrêté yi ñu bindoon daal dinañ koy dooraat dama ne la dogal yi nga xam ne kon moom la ministre yi jëloon dugal ko ci 3 li ba mu poussière daal dinañ koy dépoussiérer génneewaat nañ ko dama ne la masque bi ci boppam kon léegi sol ko neex na xari la moo xam ci mbedd mi moo xam ci bërëbu liggéeykaay dans l'administration moo xam ci privé bi la moo xam ci Marseille la ba ci biir oto yi de tata ay njëge njaay car rapide yeeg Dakar dem dikk sol par force ba ci sa biir oto laa la wax léegi kay boo leen ma tee ñaar sol masque par force la lu ko mooy rek Antoine Diome nee na amande bi day dal sa kaw de L'Observateur ne waaye ñaq bi tamit ci aéroport yi day léegi par force la waaw xoolal ma waa Kolda dañuy mudd di jël nag maanaam seen kaa garaaw Sowétas di leen yóbbu na ca douane Ziguinchor allahu akbar yéeni kaay groupe Futurs Médias gi ne Covid boobee ay boo ca boolee kon sibiru bi mën naa jur musiba mbaaba kuma laa la wax professeur Daouda Ndiaye ne dëgg la xanaa xamoon le ne spécialiste yi fi mu nekk nii dañoo ànd ak njaqare gis ndax jàngoroy corona ji lee bu la duggee ak sibiru bi mais mën naa jural musiba mbaaba kuma doomu aadama yi laa la wax Sud Quotidien tabaski bi day risque kese la de risque kese la Mame Thierno Dieng mi nga xam ne mooy directeur général hôpital principal bu Dakar waaw nee na xam nga daal la gënoon a yenu maanaa gën a jekk te ñu santaane ko waaw mooy moytu tukki gi rawatina na jóge ci Ndakaaru njaay jël joo dem ci région yi lée sursaane waaye yéen xoolal leen ma goro ba sóora man sóor dee ngay jël ay kaar di ci dugal ay nit ñuy dem kon di julli ji ca Ndar te goro bi da koy tere tribune yéene kaa ne Sénégal day fi mu nekk nii ne jiitu ña ñëpp ci corona gi sànni karawaas Dakar dem dikk moom ma ngay jéem a xot nit ñi ngir ñu bañ a génn Dakar dakal na ay kaaram de yéene kaay dee média gi ne maître Madické Niang day moom it corona ba dugg na ko ma jàmbal jaa ngay jël xalimaam ci la Quotidien yéene kaay waaw ne Serigne Mbaye Sy Mansour exemple la royukaay dëgg mooy xalif généralu Tijaan yi lée parce que nag booy xool ba ci biir si Malick nag yaa mujj nekk ci dëgg nag si Malick nag yaa mujj yey ñëpp nag si Malick nag yaa mujj am dëgg nag ci kaw ñëpp nag ma soo jugee ci li waa kër docteur santaane solu masque bi dajale mbooloo mi ma jàmbal jaañ ne ko Serigne Mbaye xëj na nit ñi comprendre duñ la woon de waaye tey ci lee l'histoire lui donne raison am nga dëgg de tribune yéene kaa ne waaye kaa yi corona yi yokku na agression yi yokku na njëg yi dund gi yokku na waaye gouvernement bi lee anamu looloo jar a laaj laas de ngir xeex kaa yi lee waa société civile ba day ña ngay taxawal nag benn task force docteur Ousseynou Badiane day ci source waaw nee na soxla nañu nag vaccin bi te sénégalais fi mu nekk ni ñëpp a riir bëgg a pikiru ci te pourtant day bañ leen waxee dikk leen pikiru am na ca ñenn ñoo xam ne demuñu xanaa ñoo am yaakaar nag ne bi yoon day bu mbiri di kaate waaw sénégalais danañu dem kool pikiru ji njiital BFV docteur Ousseynou Badiane mooy wax Dakar Times de communauté rurale bu Touba bale maître Madické Niang mbaadu moo ko fa seenee jiite en tout cas turam day ñi ngi koy laam-laamee ne maître Madické Niang mi ne moo nar a remplacer Abdoulaye Ka nee ma ca critique yéene kaay ne Mansour Faye tamit day comité bi général Ndiaye jiite waaw daal dina koy setal de réew mi quotidien ne imam Alioune Badara Ndaw nee na teg loxo bi nga xam ne tegoon nañ ma ko loxo day français nekk ca ginnaaw ñu may tuumaal ne cellule terroriste laa bëgg indi ci Afrique ca kaso ba bis bu yàlla sàkk ñu may saaga mar di Italie imam Ndaw ne waaw ba nuppi néeg ba ma nekkoon ñu def fa genn ngekku bon goo xam ne maanaam gars yi daal dañ maa wutalaatoon beneen dund lañ ma inventé direct news ne directeur général port day Aboubacar Sadikh Bey waaw jox na ndewenal lu neex waa port ak 691 logements yéeni kaay Pape Jogoy Faye bi ne 445 bénéficiaires jotagum nañ seeni kër jëf critique yéeni kaay ne imam ratib ya nekk département bu Ziguinchor waxatuñu dara parce que président Macky Sall day Doudou Ka directeur AIBD la fa yónni mu yóbbu xar ya muy Adéane Niaguis Niassia Boutouba Edambor
ak Ziguinchor. Libération yi nekkaa ne doomu aadama yi nga xam ne dañ leen doon yóbbu bitim réew ak di defar tam ay faux document de voyage mafia ba day teg nañ ca loxo de Isaac Thomas Ndiaye bu Air Sénégal teg nañ ko loxo Samba Diop policier ma nga woon ca biir candidat bu ne 7000 euros nga doon fay Antoine Xuma ci yéen moo nekkoon cerveau ba 102 faux passeport teg nañ ko loxo bokk na ca ay passeport diplomatique gendarmerie fa jaar dem naa ca lamb ja tribune yéene kaa ne diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier revanche bi day ci mystique la nar a lalu de ñëpp gis nañ Bombardier Balla Gaye tam gis nañ ko ca garabu guy ga l'observateur ne Youssou Ndour day la xoon mujj na koo def song ba génn na de wàññi ko tey mu yëngalati réew mi waaye Youssou Ndour de ak lu mu yëngal réew mi na ciy boole pétrole bi rek parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal xëy ñàkkum kaaraange gi fii ci diwaanu Ndakaaru ci njeextul ay bés bi jàppale ne kon wàcc nañu sa Ouest Foire foofee nga xam ne amal nañu fa ab opération coup de poing la ñu ko tuddee lu mu gàtt-gàtt ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti ay doomu aadama teg nañu leen loxo juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti dañu di ay soxna teg nañu fa it loxo yenn ci ay jumtukaay ak ay ngànnaay yu nga xam ne ni ay arme blanche la daañ ci dikk ci biile jotaayu xibaar addu it jëmale ci tolluwaay mbas mi fii ci réewum Sénégal ak campagne bi nga xam ne sensibilisation lañ ci jublu jagleel ko waaye dem baax dikk bi rawatina usager yi si wàccaayug tabaski ji ñoom ñu ngay sàkku si ne seen i naataango di ay transporteur ñu def seen kéem kattan ba waaye jëfandiku yi daal di rek bàyyi xel bu baax li nga xam ne mooy geste barrières yi ba noppi it code de la route ñu daal di koy jéem a respecté ngir ñu mën a mucc si dem beex dikk bi rawatina ci l'accident yi tàggat yaram bu fekkee antu na ñu ànd see Pape Mantam bu fës génne ko ndar keppeer li yéen a kay xëy da xëñ ak El Hadj Ahmed Aïdara ngeen taaxirlu ñu wàcc si tali bi saytu dem beex dikk bi ñëwaat Yacine. Voici Trafic News. Papa Alé Cissé. waaw Yacine. ça va évoluer nga. Voilà, merci beaucoup di wax ne rek ce qui s'est passé au niveau de l'école Mariama Niass vers l'échangeur bu Hann foofu la yéex na beaucoup de véhicules sont à signaler si ak boobule donc vous êtes averti ginnaaw pont bu Hann mën ngeen di wéy seen circulation tout doucement sur l'autoroute vers Colobane jàpp centre ville bu dee nag rond-point sortie de Maristes foofu la c'est nickel tout autour du rond-point mën ngeen fi jaar daal di wéy seen circulation seulement ñi nga xam ne ñoo war rond-point bi vers l'ambulance Kapar laata ngeen dépassé service technique foofu la xaw na yéex tuuti bu dee nag ñi nga xam ne ñoo bëgg a jaar pont de l'émergence en provenance du côté commissariat des Parcelles Assainies ñu daal di wutali Grand Yoff foofu la aussi pas trop de soucis mën ngeen fa jaar par contre beaucoup de lenteurs vous attendent sur l'autoroute Seydina Limamou Laye pour ñi nga xam ne ñoo bay ko far vers Padoa foofu la yéex na lool Yacine Seck. C'était Trafic News. aywa merci beaucoup Papa Alé Cissé ba si kanam moom Mbaye Ndiaye yaa moom. ayca yenn si ay ponk dañu koy jukki waxtaane ko fës kenn si àndeex le député du peuple El Hadj Mouhamadou Mansour Diop maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay bu baax maam. tey sant yàlla. yaa ngi ci dara li ba léegi. waaw pratiquement mais li des bareetul. waaw li des bareetul. mais xar yaa ngi jaar. waaw dinaa non pas bu baax. pas bu baax tuuti rek. mais xar yaa ngi jaar. bëgg nelaw ba doyal. liggéey ba doyal. jaamu yàlla ba doyal. xajul ci 24 heures. faaw nga am benn boo cof mu dolli ko ci bi ci des parce que temps yi tolloowul. waaw boole ci dem xam nga yéen ñi ñëw matinal bi nii da ngeen di doo leen gont si alors que man damay gont si. man dañu maa use. dañ la ànd seex Birahim Diadji Touré Birahim borom waa temps yi xam na war naa wàññi café gu am suukar gi wala ba léegi yaa ngi cax chocolat bi. ñu naan café rek. yaa ngi koy laal ba léegi. wala benn trop gis naa fi koo xam ne moom café la léegi daf cee boole citron bi. te amul suukar ba tey Yacine Seck ñu door ko wax nag njiitu réew président Macky Sall si lu kenn yëgul dafa jokkoo li nga xam ne mooy conseil daal di leen di saisir moom nag moom lu ñeel li nga xam ne moom mooy loi bu code électoral bi nga xam ne jàll na si pencum ndaw yi réew ma ko xam le moo di député bi di Abdou Bara Dolly Mbacké nee na nag conseil constitutionnel bi daf njiitu réew président Macky Sall dafa jokkoo moom si lu ñeel loi organique bi nga xam ne moo laaleex code électoral bi nga xam ne conseil constitutionnel bi jot nañu sa rek maanaam dugal ab li nga xam ne moom mooy ab këyit su ko defee yenn ci ay député yi fare si ku jigi sax ngir ñu daal di koy annulé Abdou Bara Dolly Mbacké nee na loolee nag ak jalgati lay gën a niru si jamono ji nga xam ne ñu ngay wax ni conseil constitutionnel bi matuñu juróom-ñaar la ñu waroon doon ñett ña dañu dem à la retraite kenn ki ñu teewlu ay kàddoom moom Abdou Bara Dolly Mbacké. bi ñu déposé la 14 naka président de la République moom si boppam déposé na la 13 parce que loi bi dafa am ci loo xamante ne dafa laal loi organique te loi organique bu fekkente ne dafa laal ci benn projet de loi bala see président de la République war a promulguer dafay wax laaj conseil constitutionnel avion mais li ñu si jaaxal mooy
lan moo tax loi bi président de la République nan ñi mu wut jiitul doon loolu avant muy indi loi bi Assemblée nationale pour laaj conseil constitutionnel AVM. ñaareel bi lan la président de la République namm ci loo xamante ni yow xam nga ni membre yi nekk conseil constitutionnel matuñu dañoo manqué ñett yow nga war leen a faloo leen ba pare nga leen di laaj loo xamante ni obligation la si ñoom ñu war a tontu le 30 juillet. léegi nag bu fekkente ni ñoom dañoo def forcing def délibération pour maanaam lu neex président de la République. su boobaa opinion internationale ak nationale dañuy def ñooy nekk suñuy témoin. Birahim ba jàngat nga def ci saisine secrète bu conseil constitutionnel bi nga xam ne njiitu réew président Macky Sall def na ko. Je pense que fokk nécessairement constitutionnalistes yi juristes yi ñu àddu ci mbir mi parce que tey 7 sages ñoo war a nekk conseil constitutionnel pour mën a àtte li nga xam ni moom lañ leen di jébbal boo xoolee dina am greffier en chef boo xam ni moom mooy recevoir li nga xam ni moom mooy documents yi comme ni mu ko recevoir ci fan yi ñu passé bi ñuy déposé ñoom waa opposition bi ci ndimbalul maître Abdoulaye Tine li nga xam ni moom mooy seen jàmbat ci lu jëm ci code électoral ak yu ni mel mais il faut nécessairement donc tey jurisprudence ñu mën ko ci génne tax 7 sages yooyu bu ci manqué ñaar remplacé wuñu leen question de légalité dafay posé wu ñenn ñi jàpp ni il faut nécessairement que ñu mët avant ñuy mën a àtte lu mu mën a doon ndax tey ba ci tribunal faw ñu xam ne am na président am ay assesseur am greffier bi yenn saa yi bu fekkee dafay am ku manqué sax ñaare da ngay gis ñu ne ni dañuy coopter wala ñu jël kenn saisir benn gendarme par exemple assermenté ne ko ñëwal toog place su par exemple greffier bi wala ki yore plumitif bi mooy kii bind li nga xam ne moom moo xew ci biir séance bi ak yu ni mel donc il faut nécessairement que ci question boobu ñoom ñu mën cee àddu. mu ngoog le député du peuple ndax lii njort bi nga xam ne kon ay élection locales yi soo xefee mën nañ ko dàq est-ce que tamit lii du ko gën a dëggal ndax amuñu droit daal di rek laal constitution bi laata ñuy jëm ci li nga xam ne moom mooy élection te ba léegi ñu ngi jéem a jox ko conseil constitutionnel bi. ba léegi ñu ngi jéem a jokkoo conseil constitutionnel te mooy càkkutéefu opposition te bu ñu leen ko gàntalee gis nga position bi ñuy taxawee mais bu fekkee itam ñii noppiwuñu ngir dem ci élection yi dafay poser problème mooy li may wax toujours am na démarche yooyu gis ci opposition bi sa xel dafay tey et man loolu daf may gën a may ma jonkan fa ma jonkanoon ba léegi que man gëw ma ni noppi nañu ngir def élection yi gëw ma itam ni ñi ci opposition bi ñëpp ay opposant lañ ñaar yu ñàkk ngëm-ngëm yooyu ba léegi ci laa nekk ba keroog may gis contraire bi jamono ji boo saisiré directement conseil constitutionnel interprétation yi dafa bëri ci ñeent ñu fa nekk mën nañu ko def est-ce que ñu dem retraite départ nañu am na kenn ku ci génn àdduna jurisprudence bi nii mais lu concret loo xamante ni bi mooy texte lii la wax te ñu sàmmwante ak loolu ngir nombre conseil ya fa nekk ngir mën a saytu li bàyyeekoo ci opposition ba léegi amaguñu ci wax ju sax ay interprétation la ku nekk xëcc fi mu ko jëmale entre temps démb dimanche la woon duñu ko dundaat barki démb samedi la woon duñu ko dundaat bis yi ñu ngi gën di ñëw après tabaski covid 19 bi après covid bi paludisme mu ngi def ay njombeem ak grippe bi ci Sénégal question bi dañu dëgmal ay élection bu xësee am tey la lan ci mois bi le 19 tey le 19 xam nga ñaata fan moo la dese 4 jours moo la dese mois bi jeex. ñu finaliser le 23 juillet ba 23 janvier 2022. moo nekk 6 mois net. 4 jours moo la dese. foog ñu ko avant le 23 juillet. dootoo laal constitution bi 4 jours. dootul laal code électoral bi wala. yow sa xel war naa dal ci defi élection. alors 4 jours moo la dese pour kenn du laalaat lenn ci constitution bi wala bu fekkee finaliser wuñu ci jàpp datu élection yi jàpp na dootul am. ñu ngi coow boobu ba léegi waxoon naa ne bàyyi leen coow li sóobu ci waajal élection yi. ànd ci ak gouvernement bi fekk si leen. bañ xëccu ak di fippu 4 jours moo la desee maam doy na waar xel mi ngi tey ba léegi 4 jours yoo xam tabaski am na fi laaj ndewénal am na fi waaw tam xarit ñu ñëw dañ bàyyi caaxaan ay ñu àddu jëmale ci ñàkkum kaaraange gi ci ndorteelu bi la jotaay xibaar maa ngi leen di xamal ne kon gendarmerie bu Ouest Foire ni ngi si njeextalu ay bés bi wàcce woon nañu si mbedd mi daal di amal ak opération bu nga xam ne ni Samba Boy yi la ñu doon defanteel wàcce woon nañu sa boori cimetière catholique Saint-Lazare jàpp Ouest Foire rond point Philippe Maguilène Senghor lu mu gàtt ci opération boobee ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent si ay doomu aadama teg nañu leen loxo juróom-benn fukk ak juróom-ñeent yi dañu de ay soxna yenn ci ay ngànnaay ñu koy woowee arme blanche teg nañu ko loxo leeral yax nang ko bakayu ko
ci lim toll nañu ci 300 ak juróom-ñett fukki élément unité territoriale ak mobile yoo xam ne bokk nañu ci bile opération nga xam ne liñ ci namm mooy raxas domaine bu aéroport waaye itam xeex jaayum yamba bi ak agression yi ñu nemmeeku ci boobule secteur ci bile opération nag yeneeni unité spécialisée yu gendarmerie bokk nañu ci waa LGI di légion de gendarmerie d'intervention waa GIGN ak waa Sina Group di pàccub gendarmerie bi nga xam ne ñooy ànd ak ay xaj ci seeni intervention ca noonu ñaatéeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama doon ay nationalité yu wuute la ñu teg loxo ci ñoom juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti ay soxna lañu ci lim boobu ñu mën cee jàpp fukki doomu aadama yoo xam ne dañ leen teg yoxo ndax yor yàmba ak di ko jëfandikoo ñeenti ñi ñoom yoroon ay gànnaay kenn ki moom ñu teg ko yoxo ndax outrage ak rébellion ginnaaw bi mu doon xëccoonteeg takk der bu newoon ci liggéeyam lu mooy loolu am na jumtuwaay yu am solo yu ñu teg yoxo muy ay matériel yu ñu mën a jëfandikoo ngir def ñaawteef waaye itam ay arme blanche yoo xam ne dañ koy jëfandikoo ngir agressé ci intervention bi itam teg nañu yoxo fukk ak ñetti corne wu yàmba bu ñu doyloo waa gendarmerie nationale opération yu ni mel des na ko wéyal ci mbooleem foo xam ne gendarmerie nationale moo ko gàlloo ngir fexe ba wattu kaaraangay askan wi. le député du peuple ñàkkum kaaraange gi ñu ngi ko doon waxtaanee sànq agresseurs yi ñooy wéy di dicter seeni loi fii ci diwaanu Dakar. non maam bala nga xam dëgg ni dëkk bi ñàkk na kaaraange yàlla yem loola ci benn agression. non da nga naan est-ce que nit lañu wala déet est-ce que da nga naan ñii ndax wér nañu wala déet te wax dëgg yàlla it nag gendarmerie ñi ngi def liggéey bu am solo. mais mënuñu fu sàcc dem ñu dem fa. parce que sàcc yi dañuy planifier comme gendarmerie ni ñuy planifier dañuy am ay armes dañuy am ay ngànnaay te dañu ay ndaw lañu. ay ndaw lañu yoo xamee ni gendarmerie di gaawee la ñuy gaawee dañuy def entraînement dañuy def sport dañuy waajal seeni ay ñoom dañuy def ni gendarmerie defee opération ñoom noonu la ñuy defee opération boo fekkee fu ñuy agressé nit. yëf yi dafay gaaw tellement daf lay bett sax yow maa ngi dégg sànq Birahim di ko wax avant may ñëw mais nag faaw nit ñi gën a lawal solidarité. jàppale gendarme yi waxuma jàppalante ñoom doo nga seen biir de mais jàppale gendarme yi Birahim dafa laal point bu am solo nga dugg ci oto gis koo xam ne wóoli kii ko normal la nga signalé ko xëy na dañ naan yoon mayu la ko xëy na mais kay parce que toujours communication gendarmerie ak communication police ñu ngi demander ci Sénégalais yi ñuy coopérer ak ñoom. ñuy séq ak ñoom liggéey di collaborer ak ñoom di dénoncer ay nit yu ñu ñàkk ci ñoom confiance di dénoncer ay endroits yu ñu amul confiance di wane ay lieux yoo xam ne ay toxkatu yàmbaa fa nekk ak ay agresseurs yooyu dafa am solo parce que loolu mooy tax gendarme di buy am ay ciblage am ci wàllu opération mën a cibler foofu. loolu lu ci am solo moo tax nit ñi faaw ñu coopérer et félicitations parce que veille tabaski bi bu ñu jàppoon 1000 personnes du ñàkk xëy na 200 yi ay sàcc lañ. sàcc yooyu moom kaso rek mooy place am. rek sàcc moom kaso mooy place am Birahim Touré ñu ngi ko doon waxtaanee est-ce que tamit jotul ñi nga xam ne ñu ngi ko doon gis ñoom ñu ngi doon jël ay nervi di leen wàcc ñuy dem defanteex li nga xam ne mooy militant yi. wala ñi opposition bi est-ce que jotul tam ñoom it ñu ut ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi. ñu jël nervi jël ay éléments ak recrutement bu bees bi ñuy wax wàcc leen ci mbedd yi. non je pense que nañu déjà recrutement yi mais nañu recruter. ñoo xamante dañ leen di former aussi parce que maa ngi koy wax sànq muy agent de sécurité de proximité am nañ benn formation lu mu ndaw ci lu jëm ci wàllu xool saytu ne ni fii de war nañ fa mën a yabal ay policiers wala gendarme mais Mansour wax na ko et je le répète maa ngi koy wax sànq il faut ñu soutenir jàppale et la police et la gendarmerie parce que ku ci nekk yaa ngi jéem a def sa liggéey nu mu waree parce que moom moo tax ñu teg leen fi boo xoolee ci yenn bërëb yi nga xamee ni dafay am affluence di nga leen gis ñu nekk fa mais li nit ñi xamul mooy y en a qui sont en civil di dugg ci biir marché yi di dugg ci biir nit ñi di identifier ñi nga xamee ne ay trouble fait lañu wala ñoo xamee ne ay malfaiteurs lañu da ngay gis yenn saa oto romb taxawoon fenn ci buntu rond-point case ba amuloon nit auto police nga toog ba benn instant auto police boobu romb am ay nit yoo xam ne dañ leen ci dugal ça veut dire que dañ leen di jàpp ci yenn ci ay bërëb ci marché yeeg yu mel noonu loxo ci poos mais sans que nit ñu bari yëg sax yëg ko ça veut dire que ñu ngi def seen liggéey mais maintenant également solidarité boobu il faut que askan wi également dugg ci solidarité boobu mu leer ni koñ bii nga dëkk kii fa ne ni day jaay yàmba di ko séddale di woo ay xale
di préparer ay coups di nam ay jaaseek ay paaka yu ni mel. nga toog sa kër ne ni l'essentiel mooy bu mu dugg sama biir kër mais bu dugg sa biir kër dina dugg kër jàmbur dina agressé keneen te nit mën na cee faatu également donc vraiment solidarité boobu c'est pas évident mais ne ku nekk saxoo daal pour mën a au moins aar suñuy njaboot. lu am solo ñu àddu jëmale ci impacté yu projet restauration de Pikine irrégulier sud ñu ngi féete ca ginnaaw raay nord ñoom nag jamono ji ci ak njàqare la ñu nekk la ko waral moo di jamono ji nga xam ne ñenn ñi ñu ngay xaar ñu jàll commission am na si ñoo xam ne moom ci boppam jot nañu jaar commission ba noppi waaye ñu ngay des di xaar ñu fay leen seen ak ndàmpaay muñ ba seen muñu kaay yegg si di jëpp gi tax ñu sàkku ci préfet bu Pikine ak APIX ñu daal di vider seeni dossier du ñàkk daan ci dikkaat si suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wutali sa Mbuur àddu jëmale ci tolluwaay mbas mi ak transporteurs yi nga xam ne jamono ji dañoo wàcc fas yéene ñoom it ñaax seen i naataangoo ngir nag li nga xam ne wàccaay tabaski ji ñu fexe ba usagers yi mën a respecter gestes barrières yi ñu ànd si Xalioune Badara Sonko. kuréel bi nga xamante ne moo ëmb ay transporteur du pay seen bopp Manko Defar Transport bu Sénégal ñoom jamono ji ci période tabaski bi nga xamante ne dem bi dikk bi dafay faral di bëri ñoom soobu nañ seen loxo ci li nga xamante ne mooy xeexu mbas mi. tey jii Manko Defar Transport du Sénégal jël ay moyens personnel am ànd ak équipe bi nga xam ne ñoo nekk dans la région de Thiès surtout le département de Mbour ñi ñëw fii taxaw Kër Ballaloo à la sortie du péage de Mbour pour mën a sensibiliser sunu mbokk chauffeurs yi ak sunu mbokk empruntés yi mais surtout les passagers ci li nga xam ne mooy xeex jàngoro coronavirus parce que xam nañ ne troisième vague bi métti na tey jii on a constaté que on a 1700 et quelques cas. gannaaw xeexu mbas mi leneen lu leen yitteel mooy naka la ñuy def ba sensibiliser chauffeurs yi pour accident de la circulation yi ñu mën koo wattandiku. te gis nañ ne accident yi bëri woon na trop ñun ay ndaw la ñuy yëngu ci transport bu ko defee ñaañ mën a apporter suñu message par rapport ak conducteurs yi nga xam ne ñu ngi ci kaw tali bi ñu jéem a def ndànk jéem a daw ndànk mën a dem ci jàmm ñibbi si jàmm. waa Manko Defar Transport bu Sénégal di sàkku ci yeneen chef de garage yi ñi amal yile action ci seen gox. ni ñu ko nemmee ko si transporteurs yi ñoom nag mënees nañu wax ne waaye politique yi war nañ mën a def lu ni mel ñaax askan wi rawatina seen i militants ñu mën a mucc si mbas mi. nga li transporteurs yi def geste bu noble la. di séddale ay masques ak ay gel. kon noppi nañu ngir collaborer ci wàññi nombre clients yi ñu yëpp aussi mais bu boobaa nag communes yi nga xam ne ca la ñu bootu muy commune bu Mbour Malicounda Ngexo Sindia Diass département bi yëpp mais communes yooyu aussi lan la ñu waajal comme fonds dimbalee ko transporteurs yi ne serait-ce que teggil leen sax taxi en attendant xam nga commune c'est-à-dire ni ñu ko bëgg a jiitee ci wutum xaalis moo dul yoon tey transporteurs yi def geste bi seen association wala seen regroupement commune ba ñu bootu waroon na am yërmande ni ñii kat jiitu nañu ma sax man ci xeex bi moo doon xeex waaye courant population bi jël leen respecté leen mesure barrière foofu population bi jiitu ca yow tam na am loo ko gàddul na maire yi jéem a wàññil lépp lu nekkoon taxi doon jóge ci taximan te moo xam ne ci keesu commune ba la jëm nañu woote conseil municipal daar pour jàppale leen ci wàll boobu mais en même temps jàppale leen ci ay matériel ay masques ay gel antiseptique ak yu mel noonu mais toog seetaan rek fi nekk nii chauffeur yi dañuy liggéey ci perte mais jaral na leen ko pour bokk ci xeex bi ñuy xeex Covid 19. xam nga ni ñii ñoo gën a nekk ay responsable ñi nga xam ne déjà ñu ngi dajale ay car taf ci seeni ay affiche Mame Mbaye Ndiaye responsable politique APR day dimbali waa askanam convoyé leen Dakar yóbbu leen Fongolimbi loolu yi fi caaxaan la. yi fi caaxaan la koo yóbbu mu dem koo yóbbul mu dem boo ko naree loo ciy affiché koy may di ko fësal et may boobu sax nag nu ñu commencé di wàññi bus yi décision Dakar dem dikk. mais ñii waat yéen bus la ñuy yóbboo. bisu dem dikk wala bisu waaw. il faut ñu préciser yooyu aussi te ñu nekk ay responsable yërëm ci askan wi yërëm askan yi nga xam ni ñu ngi xeex Covid 19 bañ ko politiser aussi te ñu bàyyi ni ñuy julli ji. est-ce que gënul woon ñu anticiper si garage yooyu ñu yóbbu fi yenn dispositifs yi raxas loxo yi ku laa dugg ci garage bi ak dispositifs yi nga xam ne jotoon nañ ko jël. laata mbas bi di toll. Sénégal lu ci xaw a yéeme mooy da ngay tàmbali dara mais doo ko àggale. dañ ko tàmbali woon on a vu Mansour mu ngi wax waxu maire yi mais amul maire ci Sénégal bu commune. boo xamee ni génnewoo alal joxe ay dispositif lavage des mains jënd ay masque ay satala ay eau de javel ay saabu ak yeneen ci première vague bi te ku ci doon def di nga woo presse bi ne leen def naa nangam fii nag c'est le moment ñu woo presse bi ne ni def nañu nangam parce que fii ñu toll nii ñu gëm ko ñu bañ ko gëm Covid bi mu ngi fi te fu mu jëm ñaan ñu ko suñu borom baaxul c'est l'occasion maire yi les hommes politiques ku ci nekk nga jël sa
néew li nga doon yore di ko politiser di ko politiquer mais politique bu amul politique bu gën a gaaw bi c'est-à-dire dem ci askan wi jox leen li nga xam ne dañ ko soxla pour aar leen bu subaa laaj leen seen baat nga xool. ci lu wér alliance des communautés pour la santé noonu la ñu tuddee seen bopp tënku ci ANCS ñoom ci boppam ci gaar yi dañuy dem foofee nga xam ne nit ñi dañu fay bari jamono ji ngir nag ñaax leen ñoom ñu ngay insister ci voyageurs yi ngir ñu bàyyi xel bu baax ci takku masque yi soriante gi loolu yëpp jot nañu ko def Massogi Thiandoum directeur technique bu ANCS ñu teewlu ay kàddoom ba Alassane Baldé. ci tabaski bi xam ne déplacement yi day bari képp kuy tukki nga tukki ci jàmm tukki ci façon bu nga xamante ne doo wàll kenn du la wàll ci yoon bi ak boo yeggee ci sa kër am na ay messages yu nga xamante ne aussi dinañ leen ko jox ñu waxtaan ci ak njaboot gi ci moytu feebar bi mais aussi joxe matériel yu nga xamante ne dina mën a tax ñoom ñu aar seen bopp ba nga xam ne ci tabaski ji ñoom ñëpp dinañ mën a tabaski ak jàmm nekk ci seen njaboot ak jàmm te coronavirus du jàll ci kenn ci ñoom pour yëgsi ci askan bi. ngeen nekkoon district sanitaire bu Popenguine moom jamono ji ña fa nekk te ñu amee jàngoro ji dem na ba ëpp leen doole looloo sabab directeur général bu COSEC di sàkku ci askan wi ñu moytu bu baax te ñu nag baaxoo di takk masque yi soriante gi ñu koy baaxee jëfee ngir nag mën a mucc ci ñetteelu vague bi Mamadou Ndione lay wuyoo ay kàddoom ak Aline Badara Sonko. gannaaw nag ñu ngi ci 3e vague. ñu ne kon nañu def la ñu defoon tàmbaliwaat ko ci relais communautaire yi tey jàppale leen pour yombalal leen ci seen déplacement ndax ñoom li ñuy def nii bénévolat la nit nag buy def bénévolat bu la yàlla wërsëgale as tuut da nga war yëkkati ci li nga am nga jàppale leen pour seen transport yi seen déplacement yi yemuñu ci ñu jàppale leen également ci ay wàllu masque pour permettre leen dès demain mu bañ a am waaj taay suba ñoom ñu jógaat gën a def seen liggéey boobu ñu daan def ndax xam nañ ñoom niñ koy defee ndax formé nañ leen ci lool. ñu ngi ko doon wax sànq na autorités yi delluwaat baaxoo di maye masque yi dafa mel ni moom tàmbaliwaat na de. non mais pas ak façon bi quand même. yow yaa ngi demandé ñu jël mesure barrière te yow respecté woo distanciation physique yi. respecté wu ko moom boo xoolee ci image yi. waaw siis yi de xaw na jigéen respecté wu ko loolu benn la ñaari bi ci des moom mooy directeur général bu COSEC. donc li mu am ci ay moyens département bu Mbour yëpp waroon nañu koo yëkk département bu Mbour laa yëpp waroon nañu koo yëkk warut a yem diggante Sindia ya jas gi nga xam ne rek commune am la wala commune bu Popenguine kese wala commune bu Sindia kese wala commune bu Ngexox kese département bu Mbour yëpp laa la wax waroon nañoo yëkk moom geste yi muy def ci wàllu masque yi muy séddale li muy séddale du lu diabolique du lu ngadd du lu grandiose ay masque la ak ay gel jafewul mais nañu jël ci budget béréb yu ñu jiite. yi jëm ci wàllu social. seen waa diiwaan yëg leen ci. loolu moo différencier woon ndam si yàlla sa Ousmane Tanor Dieng. bi muy toll ci ay digg ndëndam ñëpp a xamoon ne Nguéniène comme étoile la woon ci département bu Mbour. mais ak li ko wër amul benn dëkk boo xam ni. lawtanu Ousmane Tanor Dieng. tënkaaliwu la woon ci ay jamonoom. temps yi parti socialiste nekkee ci pouvoir laa wax. mais ñu jógee fa tey demal Nguéniène. da ngay gis meeru Malicounda Maguette Sène dafa électrifié ba Rof mu takkaloo ak Njamaan même pas 500 mètres non mu pas 500 mètres ñoo takkaloo kër yi nañoo duggante mais le fait fii nekk ci bokk ci commune Malicounda ñoom am nañu courant commune Nguéniène xalaatuñu am courant c'est-à-dire que fi Ousmane Tanor Dieng yamoon fa la yëf ya yam mel ni dëkk ba amul borom nga gis Maguette Sène ni muy électrifié dëkk Malicounda di soppeeku ci biir yeneen communes yi mu taxalool commune Sindia commune Ngexox commune Nguéniène di soppeeku ci seen biir comme étoile ñëpp toog di seetaan et moo tax ñiy seet dañu war di seet ay kilifa yoo xam ni seen lawtan dina leen lawtanu kilifa yooyu dina teqaale seen diiwaan mais jël sa benn paquet masque après c'est-à-dire presse yi nga xamante ni ñoom ñooy dem moo tax il faut ñu lancer appel suñu correspondant yi am na yenn don yoo xam ne aaju couvrir ba koy fësal parce que xam nga la moo tax du amal njëriñ ñi koy seetaan du amal njëriñ askan wa ñu koy jox day mel ni toq ndox ci géej. boo nekkee DG kay dafa loo xam dina concerner département ba comme ndam si yàlla si Ousmane Tanor Dieng. loolu moo ci am solo quoi. Birahim bu ñu delluwaatee ci Covid bi ñu bëri ñu ngay laam-laamee ni fii mbas mi toll nii bu ñu jógee tabaski mën nañ delluwaat tëjaat nit ñi mais loolu bu amee dana metti. dina metti mais nañu ko fexe éviter nu ñu koy éviter mooy nañu bañ a surcharger parce que actuellement foofu lañ toll hôpitaux yi dañ leen a surcharger ndax. ñu ngi koy wax lii yu réa Covid yi dafa fees ndax tey boo xoolee
li ñu yore ci ay malade ñoo xam ne ñu ngi leen di suivre ci centre de traitement yi bëri na demoon nañu ba dañoo tëjoon centre de traitement yi parce que amatuñu woon malade mais bu ñu demee ba ubbiwaat yépp ba pare di am ay difficulté par exemple pour oxygène beeg yu noonu ça veut dire que mbir mi yokku na maintenant nag bu mbir yokkoo ci benn feebar le plus important mooy nañ continuer sensibilisation bi muy DG wu COSEC ba DG wu Dakar Dem Dikk ba DG wu bu mu mën a doon wala ministre wala un simple citoyen boo xamee ni peut-être yàlla may la ko mu mën a jënd benn paquet masque boo xamee ni 100 masque lay def distribuer ko ci peut-être talibé yi romb wala ci biir këram ak waa koñam il faut le faire il faut continuer cette sensibilisation parce que ñi ciy sonn ci biir askan wi am na ci ñoo xam ne ñoo ci nar a gën a sonn. ñi feebar waxuñu ko mais ñi nga xamee ne ñoom ñooy ci kër docteur yi ñoom ñoo ci nar a gën a sonn ndax actuellement nii ñoom ñëpp ñu wax ko ñu bañ ko wax ils sont très fatigués ndax dañoo toog plus d'un an ñuy xeex benn mbas mais tey mbir mi gën a ful ci seen kanam pour ñu gérer ko ce sera pas évident du tout. dina metti torop ñu wutali sa Thiès cité ouvrière foofee de askan wa fay yow soo mayul kon tabaski ji robinet yi du ubbi ñàkkum ndox la ñu koy dundee loolee nag dañoo gis ne buñ sukkandikoo ci askan wa jafe-jafe képp la ñu koy dundee ndax 700 jàpp 800 la ñuy génne bés bu yàlla sàkk ngir mën a am bërigo ndox te nag boo ko dajalee ci weer bi na jege fukki junni metti na Penda Gueye yor seen kàddu ñu teewlu ko am baytaal xuma du ñu nelaw ba yandoor balaa ñoo sangu dinañu dox ay kilomètres borom kër gii moo fi ñëw bërki démboo njaay bëtt fi teen moo ñuy may ndox par heure la ñuy am par heure lañ fi am ndax daan nañu toog ba 3 heures du matin ñu jóg boo jógee ñaari paan ngay am benn bërigo mu tëj soo yeewu suba da ngay jënd saret yi ñii di jaay 800 ñii di jaay 1000 francs ci 10 bidon loolu metti na robinet yi xelliwul waaye chaque mois ñu génneel ñu facture tabaski baa ngi ñëw te ku ne xam na ni jour tabaski ñëpp ay soxla ndox amul hygiène ndoxum teen mi boo ko xamulee boo ko naanee sa biir day daw da ngay sonn ngeen jàppale waa cité ouvrière sonn nañu. député du peuple ñi koy jàmbat bari na lool mu di du ñu am ndox te facture bu ñëwee gën a cher. moo fa nekk. loolu moo am ci dëkk yi nga xam ne yëpp Aquatech moo koy exploité te loolu. yàgg nañu koy jàmbat mu defe naa ni nguur gi da ci bëggut a indi solution. mais buñ ko ci bëggoon a indi nañu ko ci. dama xamul nag kañ la ñuy egg ci askan wi mën a jël seen décision bopp mais xam nañu ni ndox moom dafa gën a jafe te facture bi dafa gën a cher loolu ñëpp ko constaté bu dul fay ndox nag xëy na du metti ci yow mais ñi fay xam nañu ko bi ci gën a metti mooy gestion yi offre jël yëpp séddale ko yii ñu jox ko waa Aquatech yii ñu jox ko waa Sen'Eau te leeraluñu askan wi lan moo ko sabab loolu mooy problème bi ci Sénégal ñuy Aquatech ñuy joué ci seen ay facturation ci anam gu xaw a doy waar te gis nga loolu bu continué wul maam bis nga xam nga ndox bu demee bay tolloo courant ci wàllu cher. y a problème te lii mu jaar yoon bi mu jaar ni doonu loo xam dafay continuer c'est dommage. c'est dommage ñu wutali Sédhiou commune boobee de jamono ji dañuy def seen kéem kattan ngir nag saxoo di jëmbat ay garab. projet boobee nee nañ lu mu gàtt daañu nag jëmbat lu toll si juróom-benni téeméeri plan loolee nag mu nekk si jàppandalu maire ba di Abdoulaye Diop waaye it association Green Sédhiou nee nañu loolee bés bu àntoo ba mu yegg fa ñu ko bëggee fanweeri junni ci ay plan daañu ko fa jëmbat ñu ànd Cheikh Ibrahima Diallo ci ay leeral. activité jàmbat garab bu ni mel bu boole woon ndaw Sédhiou yu féetee boor yu bari am na ci cadre mise en œuvre projet S2V Sédhiou ville verte nekk initiative bu Abdoulaye Diop jaraf commune bu Sédhiou initié ci lëkkaloo ak waa association Green Sédhiou. waaw ministre bi dafa am benn projet boo xamante ne mu ngi koy tuddee Sédhiou ville verte membre Green Sédhiou wala ñun waa Green Sédhiou yàgg nañ ci dox ay jéego alors dañ ko sollicité suñu mënee am 600 plantes pour que ñu mën koo reboiser. bon loolu promesse boobu am nañ ko déjà jot nañ 450 plants donc lu des bëriwul. commencé nañ tey di reboiser. gën a toppatoo garab yi lee taxawal nañu tam benn système de parrainage lu ni mel la Fosarda boo xamle nekk membre Green Sédhiou. à chaque fois bu ñuy implanter benn plante dañuy tànn kenn moo xam plante bi kër bu mu jege waa kër gi dinañ leen woo ne leen garab bii de seen garab la bu dundee yéen a ko dundal bu dee tamit du garab yi ay garabu flamboyant lañ yor fii ak ay palmier ay cocotier ak aussi ay caille cédra parce que tey boo xoolee garab yi ñuy ëpp li di ñuy gor fii ci biir Sédhiou ay caille cédra la. gannaaw jàmbat bile seeni xememteefu mooy taxawal benn pépinière bu 30 000 plants niki noonu tam bëgg nañu dugal ci mbirum agroforesterie ndaw yu bari lépp ci garantir aménagement environnemental ville bu Sédhiou. ayca laata ñuy jàll si ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram le député du peuple am na ko ma envoyé message nee na. faw na nga wax ci taxi yi dañuy profité yokk paas yi jamono ji ak yenn bus yi.
c'est le bon moment nag. mooy seen traite. mooy seen traite faaw xam nga dëkk bi dafa naqadi maam benn méttiwaay boo xam dafa naqadi benn naqadi boo xam ni kii liggéey di daan dooleem faaw nga bàyyi ko mu dàq wërsëgam. xëy na acharnement baaxul xëy na itam def lu jéggi dayo baaxul mais fii ak ñoo ngi koy mën a jël aussi mënoo taxaw wax dëgg yàlla te ñu nekk ay borom kër ñoom itam war a jënd xar war a tabaski ji nga ni leen ni ngeen di fayeekoo jaaduwul wax dëgg yàlla nañu dàq seen wërsëg en tout cas balaa kenn jël taxi day waxaale bu juboo bu juboo ci lëf nag loola ànd nga ca kon li am solo ngay mooy am na benn système bu taximaan yi commencé def faaw ñu dénoncé ko te ñoom ci seen bopp ñoo ko mën a xeexal seen bopp tabaski gii bari na ay taxi sàccmaan ay taximaan sàccmaan taximan sàccman doy na waar di xam nga loolu xaw a doy waar taximan sàccman da ngay ñëw jënd sa xar yàpp ko ci maal bi am looy jël ñu dem taal oto dem yóbbu sa xar da ngay ñëw jël sa ay bagage commencé di wàcc am na wàcc dugal ci biir ñu taal dem temps yi lii ñëw di def ay annonces yu mel noonu mu ngi commencé bëri mu commencé jéggi surtout ci jamonoy xotti basin yi jesner yi ak Marie Gueye yeeg ñoom seen mais ñu bëri seeni ay tissus des na ci taxi bi ñu wàccee avant ñuy ubbi maal bi taximan bi teg na ci brique yooyu nag faaw ñu dénoncé ko yooyu ne itam moo tax li ma leen di conseiller képp kuy jël taxi jëlal numéro fekk nga jënd ci marché non marché boo dem bu mu mën di doon fu ñuy jaayee am na garage benn mini garage taxi bu ndaw demal ci garage bi nga jël fa taxi parce que taximan boobu daw ak sa bagage parce que di nga xam heure ba ñoom daañu xam taxi mais boo ne tëlli ci marché bi ci kaw tali bi nga arrêté taxi bari na ay taximan sàccman dañ ci bàyyi xel waaw ñooy gàmm ñi ras dem du ñu benn ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. pàcc ba ji Pape man tëmb daal di teew man kàlla salaamaaleykum. aleykum salaam Mame Mbaye Ndiaye. da ngay tey alhamdulilah. yu tey. waaw ñoo ngi góorgóorlu. waaw jàmm ñaajo waaw ñëpp a ngi lay ñoo ngi si jàmm. tey moom français bi da ñoo zappé. waaw xam wala lijjanti yi la. lijjanti yi la. xam nañ te nga jëf see dafa mel ni kon léegi nag mooy champion de si ligue sénégalaise bu football démb ba ñu ngi woon sa Tëngéej. waaw dégg nag ñoo ngi woon sa Tëngéej ngir nag jébal ko lii di trophée mu amoon nag ab fête bu rëy foofu ci Tëngéej waaye teewul tamit seen diggante ak AS Pikine ñu def 0 but partout waaye kii nag di seen président di maître Babacar Ndiaye di fàttali rek ni nag institution yu nekk foofu ci diwaanu Tëngéej fàttali tamit ne Tëngéej ak taxawaayam ci boobule nag gox kon jot na nag ñoom ñu dugal seen loxo ci Tëngéej mi nga xam ne dina nag teewal Sénégal bi ñaareel yoon foofu ci Afrique mooy Ligue des champions bu Afrique ñëw teewlu Babacar Ndiaye ci jokkoom ak Cheikh Ahmed Tidiane Seck. metti woon na mais boo duggee phase de poule les primes des joueurs ak yëpp c'est un budget boo bëggee def Champions League ak championnat et les gens prennent conscience on tourne autour de 400 ba 500 millions avec l'aide des sponsors des recettes de la politique marketing du groupe on arrive à s'en sortir juste sur la limite et ne pas être déficitaire institution yi boo waxee ñu ne la xëy na bëriwuñu xaalis wala amuñu jotoon nañ benn 10 millions mairie bi au mois de septembre daaw bi ñuy dem Gambie après déggaatuñu leen bon tamit da ngay continuer di dem mënoo toog soit àdduna da ngay toog di jooy di kaas wala nga dem liggéey fekk parce que tey turu Tëngéej ñoom lay bénéficier c'est la première mairie de Rufisque bu am coupe am championnat mosul am ci mairie yi fi nekkoon parce que avant mairie amuloo donc c'est la première mairie bu am coupe am championnat on aurait aimé voir plus d'autorité tey jii nii yónnee nañu invitation yi gis on remercie tout le monde toute la population rufisquoise. ñëw desandi ba tey ak Tëngéej FC ni ki démb nag bañ ko doon jébbal lu jëm ci wàllum trophée ñi nag di club bi rendre hommage bu baax a baax ki fi nekkoon seen directeur technique di ndem si yàlla Alassane Dia ni ki noonu tamit rendre hommage bépp supporter ak nag dëkk bu nga xam ne mooy Tëngéej mi nga xam ne jàppale nañ bu baax a baax seen équipe boobule dañ ciy teewlu kii di Youssouf Dabo. réaliser cet objectif bi nga xamante ni tey moo doon rêve ñu bëri notamment Alassane Dia ba nga xamante ni bii moo doon bëgg-bëggam bu rëy bu gën a mag tey jii def nañ ko moo tax man damay wax que ni titre bi moom lañ ko dédié bien sûr ak mënu ma pare sans remercier en tout cas le président Babacar Ndiaye mi ngi def kéem tolluwaay kàttanam pour mettre ñu dans les meilleures conditions football du Sénégal état bi war na si gën a mën a dugal loxoom ak sport bi yëpp sax en général parce que dañoo bokk si luy développer tey jii réew mi xam nga bu ñuy wax que ay waxu chômage wala liggéey te
équipe yi ñoom ñi ngi am ay employés di leen fay weer bu dee kooku mi ngi participer mi ngi def liggéey am na ay emplois yu mu créé donc ni ñuy jàppale yeneen secteurs yi war nañ ko mën a jàppale aussi sport bi waaw championnat bi moom mi ngi progressé parce que bu may def évaluation bi may di soog a ñëw ak léegi je pense que am na évolution bu baax a baax et sur le plan tactique les équipes les équipes sont mieux organisées en tout cas ça veut dire que ni entraîneurs yi ñi ngi liggéey bu baax présidents yi aussi ñi ngi liggéey joueurs yi ñi ngi góorgóorlu après li si des tamit mooy ñu jàppale xam nga bu ñuy góorgóorlu aussi te moyens yi du suivre tout le temps dafay gën a compliqué moo tax bon dañuy ñaan rek pour que état bi gën ñoo gestu gën a bàyyi xel si sport au Sénégal que ce soit football wala yeneen discipline ñu doon teewlu noonu Youssouf Dabo moom mi nga xam ne mooy entraîneur bu Teungueth FC di dikkaat nag ci nag jàppale bi nga xam ne état bi war na ko jàppale football bu Sénégal di fàttali nag ni Teungueth kon ñu jàpp ne saison bii di ñëw nag moo fas yéene teewal Sénégal foofu ci Afrique ci Ligue africaine des champions jàmbaar mu jël ñaareelu place bi moom war a dem nag coupe CAF lu jëm nag ci wàllu maintien bi kon US Gorée moom mi la nag moo mujjee assuré maintien am ñaari tali ak stade bu Mbour ñoom dañoo relégué dem ci Ligue 2 ba Jean-Louis Barthélémy Diouf nekk ci Génération Foot moom moo nag nekk meilleur buteur ak fukk ak ñaari but Ligue 2 bi nag équipe bu Guédiawaye moom gannaaw ba mu amee ndam ci kaw Demba Diop 3-2 kon ñu jàpp ne Guédiawaye nag moo mujjee nag nekk champion ci Ligue 2 ba li ko waral tamit bokk na ci ni ñii di waa Linguère bu Saint-Louis ñoom nag dañoo forfait seen diggante ak ñii di waa Médiour li ko waral ñii di waa Kër Madior li ko waral waa Linguère nag ñoom dañoo fàtte woon ay seen licence moo tax nag ñu mujjee am forfait ci kaw Kër Madior ñaax ci dara kon ñu jàpp na tamit lu jëm ci wàllum Ligue 2 boobule J Fatick am 24 poñ moom moo fas yéene wàcc ànd ak Africa Promo Foot jëm ci wàllum national 1 ba. ngir nag feete seen ndam li ñoom waa TFC profité nañu si ngir nag sargal darajaal waaye it fàttaliku seen i waay dawlo waaw seen i waay dawlo ku ci mel ni Pape Bouba Diop ndax gisoon nañu ko tamit de même que tamit kii di Alassane Dia nekkoon fa directeur technique mi nga xam ne moom mi la nag ren jii sax la wujji suñu borom waaye ñu wax Mambay ci lu jëm ci wàllum COSAFA Cup tournoi bi nga xam ne nag dañ ko réservé woon lu yëpp lu jëm ci wàllum nation Afrique australe Sénégal nag bokkoon ci invité yi waaye démb dafa nag daanu ci final ga ci kanamu Afrique du Sud bi ko dal la woon Doria juróom ci ñeent temps réglementaire bi nag 0 but partout la ñu defoon en tout cas lu ci mënti am daal kii di Joseph Koto mi tàggat gaynde Sénégal yi rafetlu nu baax a baax taxawaayu équipe nationale bu Sénégal lu ko yi ñu teewlu Joseph Koto. résultat tey wi nag vraiment du lu ñu gënal parce que ñun tey su doon suñu sago tey ñooy gagné indi trophée bi Sénégal mais yàlla mooy dogal ñun def nañu lépp lu ñu mën tournoi bi d'abord tournoi équipe nationale A la donc joueurs yëpp c'est des joueurs locaux yu nga xam ne yàgg nañu jouer ensemble nga def ñëw nag am équipe bu nga xam ne 10 jours la def regroupement pratiquement ñëw nekk ci division yu nga xam ne yu ci bare ci compétition yu rëy yooyu nga xam ne tey kii ñenn ñi musuñu génn Sénégal sax parce que musuñu dem jouer ji extérieur donc vous voyez que boy vraiment def nañu performance rëy day wane ne Sénégal ñun noo koy xeeb rek mais sunu football bu valable la ndax fii ñëpp apprécier équipe Sénégal yi ndax xale yi football nañu vraiment dëggantaan def nañu plaisir public bi ñëpp kontaan nañu. ay Mambay kon ci kàddu ak Joseph Koto mi doon tàggat gaynde Sénégal loko yi nga xam ne leen invité woon foofu ca COSAFA Cup ñu jël ñaareelu place bi ci kanamu Afrique du Sud la ñuy ndar keppe nag lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram di la jox dig daje rek bu 12h jotee ak Birame Diagne Touré 13h ñu fas yéene ci ànd ak El Hadji Mouhamadou Mansour Diop le député du peuple. jaajëf le député du peuple jaajëf kon dig daje 13h. incha allah jaajëf ayca le El Hadji Mamadou Mansour kon di ngeen ko am 13h jotaay xibaar bi ci kàllaamay ko ñu jàll ci pàcc mujj bi soxal bi la jotaay xibaar yéen i kaay xëy fësal ak El Hadji Ahmed Aïdara